Alaikum wa rahmatullah taala wa barakatuhu maa ngi nuyu d'abord fii ñu nekk ci Tivaouane le khalife général des Tidianes muy Serigne Babacar Sy Mansour may mën a waroon wax sax sama maam donc di ko jox wàccuwaayam ni mu toll dëgg-dëgg ak à travers moom toute la famille Sy fii ci Tivaouane di nuyu nag fii ci salle bi honorable député Demba Diop Sy mi nga xamante ni suñu taxawaay tey moom moo ko waral di nuyu nag équipe bi mu àndal yépp macha allah ñun nag ñu nekk diaspora Tivaouane émergence groupe la bu ñu créé parce que ñi ci nekk ñëpp dañu nekk ay doomu Tivaouane nekk bitim réew nag bitim réew fépp foo dem ci bitim réew ñu nga fa ñu xool ni war nañu dugal suñu loxo ci Tivaouane alors ñu regroupé wu waxtaan ci njiitu ku ñuy wax Mouhamadou Mansour Diouf ñu bari xam nañ ko muy docteur réanimateur fële ca Bordeaux donc bi ñu liggéeyee di liggéey nag lu am solo ci groupe WhatsApp ak ci Zoom ndax ku nekk ñii nga Europe ñii nga Amérique ñii nga Asie un peu partout ci biir à travers le monde donc bi ñu décidé na nag dañuy ñëw jàpp ci Tivaouane liggéey Tivaouane parce que ay doomu Tivaouane lañu ci lañ ni fii daal ki ñu xool ñun suñu projet de développement pour Tivaouane ki ñu gis mu méngoog ay projet am muy Demba Diop Sy honorable député mi nekk sama droite donc mi nga xamante ni yàgg na liggéeyal Tivaouane te wutul poste ci Tivaouane et projet yi mu bind moom ak projet ñun yi ñu bind daal di am nag ay connexion ñu ne nag connexion yooyu ñun daal moom rek la ñu gis ci mu nekk ci dëkk bi di ko liggéey te ñun loolu rek moo ñu ñor jug liggéey Tivaouane déjà diaspora Tivaouane émergence membre am yi commencé woon nañu def ay projet fii ci Sénégal ku ci mel ni man mii ñëw naa fi plusieurs fois formé fi ay maîtresses de maternelle formé fi ay directrices de maternelle maye fi tamit ay dons pour la petite enfance loolu rek exemple la ñeneen ak ñeneen def nañ fi yeneen projet donc daal suñu kàddu tey mooy ñun daal honorable ñun ñu ngi sa ginnaaw ñu ngi lay jox loxo tey nag man maa représenté diaspora représenté Mouhamadou Mansour Diouf mi nga xamante ni moo ñu jiite mais dafa empêché mënul woon teew donc man la ñu yebal man ak Abdou Karim Diop mi nga xamante ni moom mooy secrétaire bi honorable daal ñu ngi lay xamal ni que ñu ngi ci sa wet ñu àndandoo liggéey Tivaouane pour que Tivaouane ku nekk gis ci sa bopp muy jigéen muy góor muy ndaw muy mag ku nekk gis ci sa bopp ndax Tivaouane doon ville lumière comme ni nga koy waxee honorable asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakatuh. Bonjour honorable député monsieur Diop Sy. Moi je m'appelle madame Mati Mbaye et je suis spécialiste de la petite enfance en Amérique où j'ai résidé pendant 20 ans. Je suis là maintenant au Sénégal pour apporter ma modeste contribution au développement de mon pays. Je représente monsieur Mouhamadou Mansour Diouf qui est le coordonnateur, qui est le leader en fait de ce qu'on appelle Diaspora Tivaouane Émergence qu'on a créé pour participer en fait au développement de notre pays. Moi, Mati Mbaye, représentant le mouvement Diaspora Tivaouane Émergence, en ma qualité de membre et mandaté par le mouvement, je viens vous faire part devant tous les Tivaouanois, le Sénégal et la diaspora, que le mouvement Tivaouane Diaspora Émergence, dans sa globalité, après avoir observé la gestion de Tivaouane, après avoir étudié l'ensemble des propositions et programmes pour un Tivaouane émergent à travers des projets innovants, plaçons notre entière confiance et engagement à vos côtés, monsieur honorable, pour vous accompagner dans les élections locales de janvier 2002, Inch'Allah, en prenant partie intégrante
dans la dynamique de construction de la ville lumière Tivaouane que vous n'avez jamais cessé de prôner par l'exemple particulièrement. Le mouvement Diaspora Tivaouane Émergence va cheminer à vos côtés, honorable Diop Sy, en apportant l'expérience acquise et le savoir-faire des technocrates et spécialistes dans plusieurs domaines qui le composent et de tous ses membres partisans pour mettre Tivaouane sur les véritables rails du développement, comme le souhaite la population consciente et particulièrement la Hadara Malikiya. Aujourd'hui est un jour mémorable et tout l'honneur nous revient en mettant entre vos mains la future gestion de la ville et en nous joignant à l'équipe dont la seule préoccupation est de faire illuminer Tivaouane, car il n'y a rien de trop beau pour Tivaouane de Seydi Hadj Malick Sy, et nous nous engageons pour cela à vos côtés, Inch'Allah. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala bénir cette union et au soir du 23 janvier 2022, apporter ses grâces sur notre éclatante victoire, Inch'Allah, ci barke Maam Seydi Hadj Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ginnaaw bu ma leen nuyoo di leen ziar, man la honorable Cheikh Tidiane Diouf jiite mouvement bu ñuy wax construire Tivaouane durablement, nekk responsable politique dans la commune et dans le département ci Benno Bokk Yaakaar. Ginnaaw bu ñu tàmbalee dooree ab waxtaan lu mat juróom-ñetti weer man ak sunu wëllëre bi di Demba Diop Sy waxtaan tamit ak ñeneen ñi ñu mën a waxtaanal te ñu seq Tivaouane seq langue politique bi wala ñu nekk ci mouvement citoyen yi. Ginnaaw bu ñu joxee mandat mouvement bi ñu waxtaan ak moom pour nu ñuy àndee ci projet bi nga xam ni dañ ko porter ensemble muy luy yëkkati Tivaouane ba maanaam li ñuy wax un développement durable et intégral ñu mën ko liggéey pour atteindre ko. xëy na sax loolu yombul waaye lu mën a nekk la parce que dëkk bi dara dafi amul kon lu waay góorgóor lu mu tuuti rek mu changer dëkk bi de manière structurelle. Yàlla def na boobu ba léegi ñoo ngi ciy waxtaan toog nañu ay yoon toog naag ñun sunu kuréel yi muy bureau bi muy plénière bi muy assemblée générale bi kenn ku nekk toog naag moom exposer son projet pour Tivaouane. Yàlla def nag ñu daje mu am recoupement projet am boo liiree projet am liir sama projet dafay mel ni damaa xool projet am defar sama projet wala dafa xool projet am def sama projet. man nag sama projet 2014 laa ko defoon bi may nekk candidat maire Tivaouane kon dama doon def mise à jour rek. Yàlla def ci wàllu boobu ñu bokk gis-gis ci nit ñuy jàppale xale yi ñu am liggéey ci nit ñi ci ay formation ni ñuy jàppale daara yi nu ñuy jàppale jigéen ñi nu ñuy fexe ba dëkk bi am koom nu ñuy fexe ba cadre de vie dëkk bi maanaam ci set ci leer te dégg nga ci ay infrastructure yooyu yëpp nan lañuy fexe ba Tivaouane nuroog li mu doon ndax dëkk boo xam ni dëkku maam Cheikh Seydi Hadji Malick la dara jomb ko mais malheureusement ku fi ñëw da ngay rus ndax dara lu ñu mën a jëmbal dëkk bi gis ñu ko fi. ba loolu amee nag waxtaan nañoo ni ñu waxtaanal daal di jël décision pour ànd ak honorable Demba Diop Sy ànd ak moom ensemble ñu liggéeyandoo projet ak boroom xam-xam yi nekk Tivaouane yëpp ak waa diaspora yi ak yeneen leaders yi ànd ak moom ensemble ñu taxawal projet boo xam ni ñun ñëpp ñoo koy ànd liggéey ko boroom xam-xam yu kawee
di ay experts de haut niveau dëkk Tivaouane comme ni ko soxna Day Mati waxee ñoo ngi ciy liggéey ànd kook ñun ku nekk wax ci sa xalaat pour ñu incha allah bu ñu paree nag wan projet boobu waa Tivaouane bu ñu gañee jéem ko incha allah exécuté kon daal na waa Tivaouane xam waa àdduna xam ñun Cheikh Tidiane Diouf ak mouvement construire Tivaouane durablement ànd nañu ci partenariat politique avec Demba Diop Sy ci commune Tivaouane pour ànd jëli maire bi ànd gérer maire bi ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi nuyu sama wóolare yi fi toog yëpp di leen sant ci jotaayu tey bi nga xam ni moom la ñu teg ndax fii defe naa ni ñun ñi toog fii yëpp ay responsable lañ ñenn ñi ci ëpp ay candidat lañu woon mairie Tivaouane xëy suba ne ma yow kat ñun ñëpp candidat lañu waaye bu ñu sañoon tamit yow yaay jiite liste bi ñuy demee pour dem jëli ji maire bi donc balaa may def dara dama leen di sant di leen gërëm di nuyu xalif général des Tidianes sëriñ Babacar Sy Mansour di nga xamal ni ay doomam yi fi toog ñoom ñëpp dañoo fas yéene ànd comme moom ni mu ko bëggee ndax dafa jàpp ni fii Tivaouane képp koo xam ne am nga xam-xam bu dee liggéey Tivaouane dong moo la tax a jóg da nga war a fàtte sa bopp liggéey pour Tivaouane defe naa ñii ànd ak man tey ñoom ñëpp dañoo fàtte seen bopp pour ñu ànd ak man pour ñu liggéeyandoo Tivaouane kon nag dañ leen di sant di leen gërëm di wax soxna Mati d'abord ne nga nuyul ma waa diaspora nga santal ma leen ndax yàgg nañu wax ci biir diaspora ñuy seet naka la ñuy def ba ngeen ne da ngeen di nekk candidat boo leen xëyee suba bàyyi seen candidature ne kat projet bi nga am projet bi ñu am moom ngeen am pour ñu àndandoo liggéey ñun dañ ciy kontaan di leen wax ne que tàllal nañ leen suñu loxo wan leen ne que ñun kat loolu rek moo ñu yitteel liggéey Tivaouane mu baax moo ñu yitteel amul leneen lu ñu yitteel lu dul defar Tivaouane bu ñu gisee nag ay doomu Tivaouane yoo xam ne ñun ñëpp ñoo bokk ndoo benn xalaat bokk benn gis-gis am naa yaakaar ne bu ñu àndee liggéey dëkk bi dinañ ci def loo xam ne que kenn ku ci nekk du ñu jéppi donc vraiment ñu ngi leen di sant di leen gërëm bi ci des maa ngi sant Cheikh Ahmed Tidiane Diouf li mu wax dëgg la juróom-ñetti weer ñi ngi wax ci naka la ñuy àndee ci biir waxtaan bi it gis nañ ni que wane na ci volonté wane na ci taxawaay pour que lépp lu ñu war a def ñu defandoo ko ensemble képp ku mu yaakaar ne bu la gisee dina la dugal ci biir pour ñu àndandoo rek def na ko di remercier aussi la société civile ndax kat société civile yàlla def na woo nañ leen waxtaan ak ñoom bi ñuy waxtaan ak ñoom it nee nañu dañoo jël projet yi ñuy yor yëpp bésu sama bos ak bosu ñëpp ñi ay nekk candidat yëpp jël projet yëpp jox leen ne leen defaraatal leen ñu projet bi ni ngeen ko gisee yéen ñi nga xam ne yéen ñu ëpp xam-xam ci côté bu ne ngeen liggéeyaat ko doog ñu ko jox bu ko defee ñu xam ni Tivaouane am na projet boo xam ni yemul rek ci mairie day nekk pour Tivaouane dans le futur loolu aussi lu am solo la ñu ngi leen di sant parce que loolu tamit liggéey nañ ko ci diggante 8 mois yi nga xam ni moom lañ fi doon dox di leen xamal ni que nag campagne bi ñu jëm campagne pour Tivaouane rek la fii ñi fi nekk ñëpp kenn ku ci nekk yaa ngi jóge boor boo xamee ni que beneen boor la bu bokkul ak boor ba nga nekkoon ndax li la yitteel yëpp Tivaouane moo tax bu ma jëlee Pape Momar Gueye APR la bu nangoo ak liñ koy wax yëpp bàyyi ko ñëw ànd ak ñun parce que xam na ni ñoo bokk gëm-gëm ñoo bokk fi ñu jëm bu ko Jalimar defee moom ñoo mës a ànd kon moom tamit mi ngi ci biir groupe bi du wàññi dara bu ko Cheikh Tidiane Sall defee ngeen xam ni moom aussi c'est la même chose bokk nañ ci mi ngi ci biir bu ko Lopez defee ngeen xam ni tamit ñooñu ñëpp ay candidat ñu amu ci kenn koo xam ne maa ngi tudd turam
te miinuñu ko ci dëkk bi xamuñu ko ci bëgg dëkk bi xamuñu ko ci sawar ci dëkk bi wala jéem a liggéeyal Tivaouane ak mooyam ak la mu am di wax it Laye Mboup aussi ñu ngi koy sant di ko wax parce que tamit am na ñoo xamee ni waru moon commencé sax di wax tur mais maa dugg si tur yi rek pour que au moins ñu xam ni que li ñu war def yëpp ñu ngi koy def am na nag ñoo xamee ne peut-être comme ni ma koy waxee dañu ànd ak ay mag muy Alaaji Njawar mu yàgg politique ak Alaaji Cheikh Diouf ku leen xam ci Sénégal ak ñoom ak Khalifa Diouf ku leen xamit xam ni que yàgg nañu fi nekk yàgg nañu liggéey ak waa Tivaouane pour defar Tivaouane ñoo ñëpp ay responsable politique lañu fa nekkoon ñooñu mag mais xamuñu woon nekk ñoom bu ñu sumee seen yére ñëw toog fii rek ça veut dire que dañoo ñëw pour ñu defar Tivaouane moo tax loolu moo leen fi indi bu leen indiwul woon kon nuñ fi def waa gëm sa bopp aussi ñi ngi fi muy Ali Sow dafa delluwaatoon Dakar mais ba léegi mi ngi fi kon comme ni ma waxee rek booy lim il faut que ma limaale Karim waa diaspora la mooy seen assistant donc moom aussi lépp lu ñuy bind ak diaspora lépp lu ñuy def ak lépp lu ñuy dox moo koy def mënuma ko wax nag sans wax Aziz Sow aussi Aziz ñun ñëpp xam nañ ne que bàyyi na vacances am ñëw ànd ak ñun dugg HLM di dox guddeeg bëccëg rien que pour lu ñuy def nii pour mu baax donc loolu aussi du ñàkk ñu koy fàttali fàttewu moo aussi ma jigéen parce que moom moo nekk suñu biir di sant aussi docteur Mansour Diouf parce que Mansour Diouf mënuma ko bañ a sant parce que moom dafa xëy suba rek commencé xeex te dara xew fu nekk mu jël vidéo ñun xamuñu vidéo fu nekk mu yónnee fa vidéo fu nekk mu def fa donc vraiment ñooñu ñëpp xëy na dina am ko ma fàtte mais mënuma wax li parce que la jeunesse les femmes ñooñu ñëpp a takku pour ñu àndandoo liggéey donc vraiment damay remercier ñëpp mais di leen xamal ni damay jël engagement seen kanam yéen parce que yéen a mu ñëw ne ma da ngeen maa wóolu dama leen wax ne que mairie bi ñuy wut du nekk mairie benn nit du nekk maire boo xam ni fas yéenu ma koy dama ne la man manager lay doon am na ñu mu ëpp compétence téeméeri junni yoon mën naa am pexe am loo xam ne daf may të am na yoo xam ne ci yéen ma ëpp compétence am na ñeneen ñoo xam ni it ñi ngi waxtaan ak ñoom bu subaa dinañ ñëw am nañ ci yaakaar yàlla mun na ko def parce que li ñuy def yëpp dañu gëm ni que bu fekkee ni que li ñuy def moo baax ci dëkk bi nga xam ne moom la ñuy yéene ak li ñu bëgg a def yëpp te yàlla dañu dimbali ñu mun ko defal defe naa ne mag yi tëdd fii daañu jàppale ba ñu def ko ni ñu ko bëgg a defee parce que xam nañ suñu yéene xam nañ ni que loolu ñun kenn ku ci nekk da ngay ñaan naan bu fekkee ni que lii may def bu fekkee ni que mag ñi nanguwuñ ko yàlla buñ ko jot parce que tamit li ñuy def pour ñoom la ñoom ñoo moom seen dëkk ñoom la ñuy liggéeyal ñoom ñoo tax ñun ñu am kersa kon kenn ku ci nekk da ngay fàtte sa bopp wutuñu fi dërëm wutuñu fi dara xam luñ fi wut liggéeyal leen loo xam ne bu ëllëgee ku fi ñëw tarbiya lay doon si ñun tarbiya boobu nag amuñu kenn koo xam ni bàyyi nañ la ñëpp lañ tàllal loxo amul différence pour ñun parce que bu Tivaouane baaxee rek ñëpp la baaxal kon nag dañuy sant yàlla bi ngeen xamee ni que yéen ñëw ngeen pour ñu àndandoo nekk benn doole pour réussir li ñuy def donc vraiment ñu ngi leen di sant ñu ngi wax aussi ne que yemuñu ci kër Seydi Hadji Malick rek waa kër Sëñ Touba tamit ci la ñu bokk ñun ñii di wax ñëpp wóor na ni que bàjjen lañ koy wax ñun muy soxna Faati Mbàkke ñun ñëpp kenn ku ci nekk am nga relation ak moom moo xam ni que relation bu dëggu la moo xam ni que politique dugg ci relation naturelle la ñu def ko sëriñ nekk ay taalibe parce que tamit fii la bokk def fi am cër bi mu amee dañ ko koy delloo parce que kenn ku nekk sa cër yàllaay joxe cër
kon ku ko yàlla jox nangul ko moo gën a yomb bañ ko donc dañoo nangu cëram nangu cër bi ñu am ci département bi nangu cër bi ñu am biir Tivaouane yàlla moo leen ko defal kenn ku ci nekk nag la nga am mënoo koo bañ en tout cas ñi ngi remercier ñëpp di leen tàllal suñu loxo di leen wax ne que ñun jikko taalibe rek la ñu am ndax ay taalibe lañu mënuñoo am beneen jikko bu dul jikko taalibe mënuñu def leneen lu dul li taalibe yi def kon nag ñun dëkk bi dañ ko jël pour defar ko dañ koo gàddu pour lan def ci loo xam ne bu ëllëgee ku fi ñëw di nga xam ni kat taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci kër gi ak taalibe yi nekk ci dëkk bi takk nañ seen ndigg pour defar dëkk bi mu jag takk nañ seen ndigg pour que ñu nekk ci dëkk bi am ay liggéey seen njaboot ami liggéey takk nañ seen ndigg pour que ku fi bëgg a faju nga faju normalement ci condition bu normal takk nañu seen ndigg pour xar kanamu dëkk bi ku fi duggati xam ne dëkk bi changé na takk nañu seen dënn ak seen ndigg pour que dëkk bi ku fi ñëw gis fi leer dëkk bi dafa booy dugg xam fan ngay dugg fan la booy dugg si Tivaouane ay tey munoo wax ne que Tivaouane ngay dugg doo gis tableau doo gis lampe doo gis lenn lu lay signalé ne yaa ngi dugg si biir Tivaouane te loolu yàgg na fi te kenn wax ko tey nag loolu yëpp la ñu bëgg mu dañ ba ku fi agsi rek boo taxawee ci bunt bi xam ne yaa ngi dugg si biir Tivaouane booy génn it xam ne yaa ngi génn Tivaouane en tout cas ñi ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ne ñi ngi seen disposition lépp loo xamee ni que yaakaar ngeen ni que wala nit koo xam ne yaakaar ngeen ni war na mun a indi quelque chose tàllal nañ ko suñu loxo ñun on est ouvert à tout le monde amuñu distinction amuñu extinction xuloowuñoo kenn jotewuñoo kenn dara dama gëm ni que ñun ñëpp li ñuy taxaw fi liggéey tax kuy liggéey nag du tal ay wax dama yaakaar ne ñun suñu liggéey tàmbali na bi ñu jëlee tey fas ñu la ñaan tey ji la suñu liggéey tàmbali amatuñu toogaay waa diaspora ñi ngi leen di wax ni que partenaire boo leen am ngeen yaakaar ni que mun na indi lu yokk Tivaouane tàllal nañ leen suñu loxo ñun on est prêt pour projet yu bees yeeg liñ ci mën ak yëpp ñu ngi taxaw di leen xaar maa ngi leen di remercier di leen sant di leen wax ni que vraiment on est à votre disposition di sant ñi fi nekk ñëpp asalaamaaleykum jërëjëf.